mbokk yi dalati leen jàmm ci xibaaru bés bi fii ci Seneweb ba saa su ne mbégte ca waxtu la ñu àndal di ci feggoog yéen lu ci gën a fës bokk na ci mbirum élève terminal bu ñuy wax Malick Gueye nga xamante ni daal dafa sàcc papaam alal gu tàkk lool gi nga xamante ni ay tàkkaay la daal di koy jaayaat koppar googu yi nag defee wu ko lu dul jëndee ko drogue na mbir mu yëpp tëddee dinañ leen ko xamal ci na mu gën a yaatoo ci veyu tabaski bi Gabriel Gningue di vigile ci kër benn libanaise moom moo daal di daal sàcc patronam boobee dal di lal rek ab plan ne daal dañu ko kidnappé ba noppi torturé ko sànni ko ci àllu Louga ga ndaka noonu mbir ma yëpp mujjee naa feeñ la ca tukkee dinañ leen ko dal di xamal ajjuma bi la ñu génn afal ayatam toll si rek ñaar fukk ak juróom da doon gaawante dem plage bu Ngor bu mu joxe woon dig dajeek benn soxna bu ko proposé woon fay ko fukki junne ngir mu tëddee ko waaye nag moom moom ndëgg sa rek la ñu ko ngasaloon ngir teg ko loxo gannaaw ba mu doon jaayloo benn tout tànk di ab xale bu jigéen ba atam toll si fukk ak juróom benn boppam di koy booleek benn nasaraan mbirum rek escroquerie yi dinañu ci àddu ñaar yi nag doomu kilifa gu mag lool bu nekk jamono jile ci rek régime bi ñoom ñoo dal di rek amal njublang bi ni mel waaye nag ñu ngay fexe daal nëxasal mbir mi wa ilaa ngir mu bañ a rek dal di siiw victime ba nag na mu xamle mbir ya dinañ leen ko dal di xamal ca na mu gën a yaatoo procureur bu Ziguinchor daa fas yéene amal ñetteelu autopsie si néewub Idrissa Goudiaby taximan bu ñu faat fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ba sub manifestation nga Yewwi Askan Wi naka noonu famille Idrissa Goudiaby ak seen avocat naka la ñu taxawee ca boobu les décisions daal dinañ koy xamle ñu fas yéene leen ko jottali langue politique bi dinañu si xuus ak législative bu atub 2022 yi lee maître El Hadj Diouf nag xawoon nañu ko gëj a dégg mu gunge woon caravane bopp liste coalition Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Mbour avocat bi daal dinay dalal ci Ousmane Sonko ne escroc la fa mu wéer li ni mel dinañ leen ko daal di xamal ak la mu xam ne yëpp ci njiital Pastef bi ngir lu ñeel wàllum campagne bi ci élection législative yi lee leader intercoalition Yewwi Wàllu di Ousmane Sonko ñoo ngi koy xarandi ca diwaanu Kolda gannaaw ba mu fa waree amal ab caravane moom ak équipe campagne am bi waaye nag soo métul Kolda tey jilee dina tàng jip ndaxte rek danger gu ne mi ko fay xeeñ gannaaw ba waa Benno Bokk Yaakaar tamit fas yéene taxaw janook ñoom wa ilaa ñoom it def ni ñoom diiranteeg ñoom mbagg si benn bërëb beek benn waxtu wi di mbir mu doy war ku ca nekk sa benn ndaw am na la mu dal di xamle ci li ni mel dinañ leen ko xamal leader mouvement gëm sa bopp mi ngi woon di tournée démb ci talaata ji ci ay communes yu Mbàkke ak Touba naka noonu Bougane Gueye Dany kàddu yam fa yëkki ak lu graaw la mu xamle si rek bu ñu votelee Macky Sall ak coalition am dinañ leen ko xamal ca na mu gën a yaatoo ñeenti at gannaaw ba ñu génnewee session bu njëkk bi Black Panther 2 lancé nañu ko week-end bi ñu génn ca San Diego Californie nekk ca États-Unis li ni mel nag mun nañoo ne moo doonoon rek surprise wa illa secret bu gën a rëy bi nga xamante ne ni Baaba Maal gardé woon na ko ci moom artiste sénégalais bi lee di Youssou Ndour daal di nay rek xamle rek li nga xamante ne ni moo di secret wu teewaayu ba kii lee di Omar Pène ci berseem bu mu doon amal ci atum 2022 bi lee lan moo fa waraloon teewaayu Omar Pène ila lan moo ko sabab daal na koy xamle ci ab waxtaan bu mu sekk ak waa observateur loolu yëpp yembe dañ ci toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy dal di ndar keppee mbokk yi tënk yaa ngoog ngeen taaxir lu nees tuut gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal mu nga ak bàkk ba jib na nuyu nañ leen bu baax a baax yéen ñuy teewlu waxtu wi temb ab élève terminal bu ñuy wax Malick Gueye moo sàcc papam Ibrahima Gueye di expert comptable juróom-ñaari montre cuir ak or bokk ci ñaar yoo xamante ne ni waajuram bu jigéen bu génn àdduna moo ko moom ak rek 5 bouton wu manchette yuy jar 500 000 benn bu ci nekk mu ànd ak ku ñuy wax Fabrice xale bu góor boobu ay atam toll si fukk ak juróom-ñett daa dem daal bazar de lépp marché Sandaga ca benn bijoutier bu ñuy wax Ibra Gueye lépp mi ngi ko jaayee 900 000 francs CFA te mi ngi waroon a jar lépp rek lu ëpp 40 millions si suñuy koppar gannaaw ba ko victime bi xayma bu ñu sukkandikoo ci observateur ak les échos bu biral xibaar bi lee receleur bi taxaw na altine ca barre des flagrants délits bu Ndakaaru papaay sàcc woon nag mi ngi koy toppee recel moom nag nee na doomam bi dafa fàkkoon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars yóbbu montre ak bracelet wu yaayam 28 mars
mars mu ñëwaat te kenn yëgu ko, jëlaat yeneen bijoux ak ay bouton wu manchette yu jar 500 000 benn bu nekk. naka noonu la ne Ibra Gueye ba mu koy jënd xam na ni daal alalu sàcc la, ndaxte 7 montre ya di rek 5 yu góor ak ñaar yu jigéen mi ngi jar 40 millions. tey leeral ni moom moo jënd montre yooyu yëpp laata muy laaj doomam ji 20 millions ndàmpaay. Ibra nag nangu na ni daal moo jënd takkaay yooyu, waaye nee na xale bi da ko waatal ni daf ko donn ci waajuram bu jigéen. Malick nag xamal na enquêteurs yi ne xaalis bi drogue la ko dal di jëndee. Procureur atub kaso lëmb la sàkku si bijoutier bi. naka noonu la défense ba signalé ni daal ci wàllum recel day am saa su ne exagération ci valeur la ñu sàcc ba noppi dal di sàkku application humanitaire loi pénale bi ci client wam bi nga xam ne soxnaam day doog a wasin defagul sax une semaine. ajuma buy ñëw nag la ñu jàpp ba suba délibéré bi. ci veyu tabaski bi Gabriel Gningue di vigile ci kër bu ab libanaise bu ñuy wax Yasru Hachem ca diwaanu Saly ñax-ñaxal nekkee ca diwaanu Mbour daal sàcc xaru ba laadumu patronam boobee ay atam toll si juróom-benn fukk ak ñaar di ab libanaise nekk file ci Ndakaaru. ba mu ca noppee la jël xar woowee daal di koy jaay xaritam bu ñuy wax Mbay Fay di vulcanisateur jaayee ko 110 000 francs CFA ngir nag bañ a feeñ bu ñu sukkandikoo ci observateur bu biral bi la xibaar. moomee daal sàccaat yeneen alalu patronam ba tijji bunte yëpp bàyyi ko noonee dal di dem. yema woon nag ba ñu tabaskee ba ca ëllëg sax ba mu defee ñaari fan Gabriel Gningue dal di woo Sakho mi nga xamante ne nii moom moo ko dal di boole ak ka may liggéeyal di libanaise bi daal di koy gëmloo ne ay sàcc dañu ko kidnappé torturé ko ba noppi wëcc ko ci àllub Louga ba. gannaaw ba mu ko ne sàcc yooyee def ko li ni mel dañoo cambriolé këru patronam. naka noonu la woowee libanaise bi wax ko mu tiit lool dal di yónnee xaalis vigile ba ngir dal mu mën a ñibbisiwaat ca diwaanu Saly laata muy dem. gendarmerie porte plainte contre X ak ket ba nag moo wane ni Gabriel Gningue mësuñu ko kidnappé te cambriolage ba muy wax dara amu ca. rax ci dolli jamono bu muy naan mi ngi ca àllub Louga ba mi nga woon ca Nianing ñu daal di koy teg loxo ba noppi placé ko en garde à vue. vigile ba nangu na la mu def tey naan daa amoon ay jafe-jafe koppar moo tax daal mu doxalee ni mel. ñu jëli ko Mbay Fay dalee na xamal ni daal daa jënd xar woowee ndaxte Gabriel Gningue da koo gëmloo ni moom xar yu patronam doon yar ca kër ga. ñoom ñaar ñëpp nag defeere nañu leen parquet bu Mbour. vigile bi ñu ngi koy toppee abus de confiance, vulcanisateur ba ñu koy toppee recel. ajjuma bi ñu génn fa layatam toll si 25 da doon gaawantu dem ca plage bu Ngor bu mu joxe woon dig dajeek benn soxna bu ko proposé woon daal di koy fay 10 junne ngir mu tëddee ko. waaye nag mbettaagi gu rëy la am moom jaaykatu téléphone ba mu yeggee ndaxte ay takk der ñoo ko wër ndekete yoon dañu ko gasaloon dëgg sërëx. gannaaw ba ko yaayu Sadio di xale bu jigéen waaye itam toll si 17 di def classe bu 5e ca école privée bu Grand Yoff porté plainte ndax nee na da doon tuloo doomam joolee ci El Michel di ab français waaye tam toll si 7 di représentant commercial benn société bu nekk réewam. saa su demee nag gisee que pa bi moom xale woowee ki nga xamante ne nii mooy ku góor ka koy booleeg paaw tubaab ba di faram da koy dal di jox 10 junne di fay wax naka noonee a Sadio nag ay camarade de classe am ñoo ko dal di boole waajuram bu jigéen ba ñu ko yóbbu commissariat central a Fall daa njëkk a jéem weddi laata muy wax dëgg bi ne moo doon yebbal xale bu jigéen boobee di gelam ci El Michel ngir mu tëdd ak moom di koy fay naka noonu la ne nag nasaraan soosi da ko doon laaj sax yéen say ay xale yu jigéen yoo xam ne ay mineur la ñu ngir ñu def ay partie à 3. enquêteurs ya wàcc nañu tamit ca kër nasaraan soosi nekk ca Sicap Foire dibéer bi ñu weesu waaye nag fekkuñ ko fa woon waaye policier ya dañoo décidé xarandikoo def benn dispositif surveillance bu xarañ lool ba mu ñibbisee si altine ja lañu ko ne nuus daal di koy teg loxo mu nangu mbir ya ba noppi dal di xaleen di xamal ni daal dalal na a Sadio di xale boobu ay itam toll si 17 ca këram nee na lu mat 3 yoon di sëy ak moom afal nag ak nasaraan soosé di El Michel démb si talaata ji lañu leen defeere parquet. dalub benn néeg bu nekk premier étage benn kër bu nekk ca kër Mbay Fall moo daanu guddi ba 20 fan ak juróom jàpp 20 fan ak juróom benn ci weeru sulet ab xale bu
jigéen ba tam toll si juróom-ñeent nag di wuyoo si turu bu Umu Diallo mu doon nelaw ca biir néeg baak ay waajuram moo ca ñàkk bakkanam ci saa si bu ñu sukkandikoo ci libération bu biral xibaar bi waajuram ya ay gaañu lañ ci dal di jëlee gendarmerie bu zone franche daal dina koy ubbi enquête journal nag bile daal dinay préciser ni musiba bi mi ngi am ci ay booru 5 heures du matin dëkkandoo yeeg secours ya nag gaaw nañoo intervenir waaye teewul musiba daal di ci kay tukkee. Ba muy liir mailu filiation multinationale partenaire SSF tuuti mu daanu ca fauteuilam ba mu toogoon gannaaw ba mu gisee ni 360 millions 137 mille 453 francs CFA ya mu doon xarandi am na ka ko encaissé ci turu société ba mu amalee nag ay investigation wam SSF daal dina découvrir ne reliquat boobee MND ak AND la ñu ko fay den jaarale ko ca banque islamique du Sénégal ñoom ñaar ñu ñëw nag di ay mu autorité bu mag lool ba nga xamante ne nii mu ngi ci régime gi dañoo présenté ca banque ba ay acte notarié ya ñu modifié statut ya ay avocat yu SSF nag ya saisir procureur ak i ab plainte nee nañu daal ñaar ñooñee wax nañu leen toppee faux usage de faux en écriture publique authentique manœuvre frauduleuse ak défaut de qualité plainte bi ñoo ngi ko jagleel AND MND ak X di leen di toppee escroquerie ak faux en écriture publique authentique 24 septembre atum 2021 la ñu ko transmettre section de recherche de la gendarmerie waaye dossier boobee avancé wul bu ñu sukkandikoo ci le témoin ay avocat yu plaignant ba relancé nañu procureur de la république ci ab correspondance su fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2022 bi la ñu nekk ñenn ca régime ba nag nee nañu sax ñoo ngay tegg pression ngir dëgg bi bañ a feeñ rax si dolli victime ba ñoo ngi koy menacé ak intimider saboté nañu fi sax wëtoom ñaari yoon bu si mujj di 18 juillet ba rek ba muy nekk di dawal la nemmeeku ne daal pneu càmmooñam ba normalul ba mu xoolee la gis ne 4 écrous ci 5 ya la ñu daal di dindi benn huissier moo ko def constat bi. Procureur bu Ziguinchor daa fas yéene amal ñetteelu autopsie ci néewu Idrissa Goudiaby di taximan bu ñu faat 17 juin bésu manifestation Yewwi Askan Wi chef parquet bi nag daa jël décision bi ni mel ndaxte contre expertise bu mu santaani daa firndeel ni bal mu sabab génnub àdduna ci leen di Idrissa Goudiaby te bu njëkk bi daa ne woon ngànnaay lu ñaw moo ko sabab ca ba ñuy nag amal point de presse procureur xamle na ni daal ci waxtu bu ñuy xare di ñetteelu expertise bi du te benn ci ñaari rapport ya ñu teg ca table ja position bi ni mel neexul nag famille yu victime bi avocat wam maître Amadou Diallo nee na décision bi lee day gën a souffrir loo famille yu taximan bi ndaxte def na ñeent fukki fan te mënuñoo jot ci seen ab néew doom joojee te famille bi dañoo bëgg a def seen dëj denc Idrissa Goudiaby comme na ko l'islam santaane sangu ko ba tax na kon bu chef parquet deltuwul gannaaw ca décision am bi lee Idrissa Goudiaby mën nañu ko ñàkk denc na ko l'islam santaane ndax néewam mën na yàqu complètement si noonu ne seen avocat bi di sàkku tamit ci procureur ngir mu bàyyee xel nakkar wu famille yu Idrissa Goudiaby di dund jamono jilee ndax bu néew bi yàqoo famille bi képp duñu ko mën a denc rek fokk service d'hygiène wala sapeur pompier yi daal di intervenir te su boobaa famille bi dina gën a am nakkar. Pape Mamadou Seck ñoo ngi ko jàpp Daaru Karim ak gelam bile di Ndeye Codou N seen kaddu nag ya ñu doon weccante moo tax gendarmerie teg ko loxo kooke ñu ne ci force spéciale gi la bokk gannaaw ba mu dawee woon ca pavillon spécial hôpital Aristide Le Dantec guddib 9 jàpp 10 juillet Pape Mamadou Seck nag da doon faral di woon Ndeye Codou gannaaw ba mu dawee ñu localiser ko Malika dañu ko placer sur écoute ci seen jokko téléphone ya ñu capté la enquêteur yi génne Ndeye Codou daa war a seeti faram woowee nga xamante ne dafa dal di daw ba mu jëlee nag allo taxi Dakar Touba gendarmerie dañoo civilu daal di koy topp ba mu yeggee nag ba enquêteur yi repéré lieu ba la ñu daal di wëññeeku ci ëllëg sa waa GIGN nag ak brigade de recherche bu Touba daal di fay wàcc ci ndimbalu ba pénitentiaire d'intervention yi naka noonu ne la ñu bettee Pape Mamadou Seck ak Ndeye Codou moomee ca néeg wa ka ko hébergé woon tamit
tamit mi ngi fa woon moom moomee sax nee nañu moo joxoon Pape Mamadou Seck moto ba mu waroon ngir dem Daaru Karim gannaaw ba mu dawee tax ñu koy toppee recel de malfaiteur Ndeye Codou moom complicité la ñu koy toppee ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi en garde à vue ci sûreté urbaine. ma xuus ci langue politique bi ak législative atum 2022 yi lee maître El Hadji Diouf xawoon dañu ko géej a dégg mu gunge woon nag caravane bopp liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Mbour avocat bi daal dina yoo rek dalati Ousmane Sonko ne escroc la escroquerie bile du leen lu dul escroquerie politique dafa am escroc dimension mondiale ci ñun escroc boobee Ousmane Sonko la tudd ndaxte amul qualité ngir campagne ci turu ban liste mu xamle ko moom moomee di maître El Hadji Diouf laata muy jublu ci presse buy topp Ousmane Sonko ne daal victime lañu ci agissement yeeg manipulation yi te dañu koy topp comme rek ku nekk candidat te si élection lañu nekk Sonko amul qualité wu candidat ngir rek ñemee défier seen bopp liste ngir sax ko ab débat Ousmane Sonko génn na ci élection yi mënula amal campagne presse bi di koy topp comme ñu gumba amul droit def ko ndaxte rek élection yi concerné wu ko Sonko délinquant la buy jëfandikoo qualité bu mu amul anaka noonu la ne Sonko mimi du sa morom rax si dolli Sonko fépp lay gis danger ndax moom ci jëmmi boppam danger la mooy kàcckat bu gën a màgg naka la ñëwee rek naka la ñemewee sàkku ab débat ak ab tête de liste buy amal campagne am correctement te nag dégg na ko mu naan daal duñu nangu su amee lu si jaarul yoon ci résultat yi waaye nag na xam ne daal sàcc ay élection fii si Sénégal mënatu la nekk faw nga nekk ab Ousmane Sonko ngir rek dal di wax waxu sàcc élection ndax dof la mu xamle ko mu maître El Hadji Diouf ngir lu ñeel wàllum campagne bi ci élection législative yi leaderu intercoalition Yewwi Wàllu di Ousmane Sonko ñoo ngi koy xaarandi ca diwaanu Kolda gannaaw ba mu fa waree amal caravane moom ak équipe campagne am bu ko defee nag militant ak i militantu intercoalition boobee dinañu mobiliser wu waaye nag coalition Benno Bokk Yaakaar te gox googee di Kolda ñoom it prévoir nañu amal caravane bu ñu sukkandikoo ci kenn ci seeni ay responsable Benno Bokk Yaakaar day organiser ab contre mobilisation ngir Sonko bañ fa fës naka noonu la ne am nañu jumtukaay yu war yépp ngir rek xañ délégation nationale intercoalition bi lee di Yewwi Wàllu mu amal programme am ca ville bu Kolda ci wet ga nag ay ñooñu Ousmane Sonko foofee ba tey ca Kolda ñoo ngay def seeni mobilisation ak ay t-shirt casquette drapeau ak bracelet ca siège Pastef ba ñoom ñëpp ngay waajal ñëw ba leader ba kujje bu ñu ne daal dinañu ko dalal gu mucc ayib gannaaw loolu Mamadou Lamine Diante bu Yewwi Wàllu daal dinay avertir ne daal kenn ñemewula saboté caravane seen leader yooyu ca mbeddu Kolda ya mu mel ni nag kon pouvoir beeg kujje gi ñoom ñooy bokk bërëb ba ñuy nekk ci benn waxtu wi ngir ku nekk ak caravane ñenn ñay seetlu nag bu baax a baax langue politique bi lee dañoo gis ne Benno Bokk Yaakaar daa bëgg a saboté kujje gi gannaaw ba fa Mimi Touré jotee jaar foofee ca diwaanu Kolda mu am na mu fa demee. parti bés du ñàkk daal dinañuy woote ngir ñu votel coalition bile di rek bu présidentielle bi ci scrutin bu ñu war a amal dibéer buy ñëw ci ab communiqué parti bu Serigne Mansour Sy Djamil bi daal dinay woote ngir ñu baare Yewwi Askan Wi naka noonu directoire national bés du ñàkk daal di woo militant yëpp ak sympathisant yi ngir daal ñu booloo votel coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yu ñuy war a amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 bi la ñu nekk directoire national bi daal dinay sàkku ci structure yeeg militant yu bés du ñàkk ngir ñu soutenir ay responsable Benno Bokk Yaakaar yu seeni localité ngir daal àndandoor liggéey ci defetu ba coalition nga ko jégilee di Yewwi Askan Wi. leaderu mouvement Gëm Sa Bopp mi ngi woon nekk di amal tournée ni ki démb si talaata ji ci ay communes yu Mbacké ak Touba Abdou Mbacké Ndaw wër ko Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly Moustapha Mbacké Lo Junior ak yeneeni leader locaux ya Bougane Gueye Dany daal dinay waaskan wax ngeen ñu votel intercoalition bi lee di Yewwi Wàllu ca département bu Mbacké gannaaw loolee patron des médias bi daal dinay sànni xeer waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu sukkandikoo ci moom votel Macky Sall ak coalition wam Benno Bokk Yaakaar mooy promouvoir wàllum góor jigéen ak pauvreté ci suñu réew mi lee di Sénégal.
People ñeenti at gannaaw ba ñu génnewee session bu njëkk bi Black Panther 2 daal dinañu koy lancé week-end bu ñu génn ca San Diego Californie États-Unis comme édition bu weesu Baaba Maal participé na ci rek mbind meek composition musique film bu mu nekk tamit interprète bi ba ñuy amal présentation méga production ba artiste sénégalais bi produire na sur scène participation wam nag ci Black Panther 2 moo doon secret bu mu gënoon a garder ci moom ak producteur film ba lépp surprise dëgg la woon annoncé guñu lenn mu xamle ko moom Baaba Maal laata mu si yokk ne depuis ba ñu signé ñaareelu contrat wu Black Panther 2 dañu leen wax daal ñu bañ a wax dara presse bi ak seen partenaires yi ba ñu yeggee nag ñu leen doon defal ay répétition yu ñuy de lakkatu xew-xew bu ñu doon xarandi la ca Los Angeles San Diego Californie États-Unis ak fépp ci àdduna bi ay junne taskatu xabaar ñoo ngi fa woon ñëpp bëggoon a xam ana lan la ñu waroon a wone rek ca bés boobee ak nag expérience bu mu am yëpp Baaba Maal émotion bi da ko ëppoon doole tax mu xam le ni dafa excité woon lool ndaxte moo nekkoon bu njëkk bi déggoon na ñu ko doon wax waaye nag xalaatul woon ni artiste bu mel ni moom dina fa nekk benn bés ndax nag xew-xew bi ni mel cinéma la bande dessinée yi ay film ak yi ni mel mu xamle ko moom Baaba Maal artiste sénégalais yu bëri produire nañu si kaw seenu grand balu Bercy 2022 Youssou Ndour bi ñoom ñëpp assuré mu xamle ko moom leaderu super étoile bi ci ab waxtaan bu mu sekkoon ak waa observateur waaye benn prestation retenir na attention yi di bu Oumar Pène nekkoon nag surprise bu ca gënoon a mag mun nañoo ne naka noonu la Youssou Ndour xamle secret wu rek ñëwu bu Oumar Pène ba foofee ca diwaanu Bercy gannaaw ba mu ne mi ngi jaajëfal Oumar Pène bu déplacé wu ndax doomam jilee di Birane directeur général du groupe Futurs Médias naka noonu la si yokkee ni Sénégalais bu nekk am na la mu am ci Oumar Pène te lu rëy la woon ñun ñëpp la suñu yaram doon daw ba mu dooree ku wëyam bile di silmaxa te li ni mel wane na ni ab œuvre du mësa dee lu extraordinaire la woon mu xamle ko moom Youssou Ndour noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram njiital conseil exécutif Bayern di Olivier daal dinay félicité meilleur joueur africain wu at mile donte neexal nañu ko ak équipe nationale bu Sénégal ak Liverpool waaye Sadio Mané rendre na fier Bayern bu mu rejoindre ci été gile ñu fal ko joueur africain bu gën a xarañ ci at mile alxames bi lee ñu génn di ñaareelu yoon ci carrière am attaquant sénégalais bi ay atam toll si fanweer waa clubam bu bees bi yëpp daal dinañu koy félicité bokk ci légendaire gardien de but bi Olivier gannaaw ba mu ne gagné titre bi la benn yoon lu exceptionnel la waaye nag gagné ko ñaari yoon lu historique la te génial mën nga see fier te fier nañu ci yow Sadio mu xaatim ko ci Twitter moom Olivier mu ngoo ko foofee sax la ñuy buuree xibaar yi jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñu ko doon teewlu dig leen dajee ba lëg ak jàmm ak yeneen i xibaar ba tey file ci Seneweb TV.